mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lori géekute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu jot na bisimila ci xibaar yi. Adama Ndione. li ci gën a fës daal ci rek bokk li aju nag ci projet décret bi nga xam ne nag mooy daal di wëyal njàng mbekk njàngale mi tey ji ci conseil des ministres daal nañ koy dëggal ba tax na sax beneen projet aju nag ci wàllu retraite juróom-benn fukki at ak juróom jëme nag ci corps yi yëngu ci wàllu nag paj mi médecins yi pharmaciens yi chirurgien dentiste yi ak docteur vétérinaire yi dinañ ci daal di nag jukki ci la ñu xam ne nag CICES am na directeur bu bees di Saliou Keita moo fa daal di wuutu ki nga xam ne mooy Cheikh Ndiaye dinañ ci jukki ci ndorteelu xibaar yi lay doon ci wàllu nag suuf si njiitu réew mi sax daal na ci rek addu ak pàcc bu war a toll ci fanweer ci hectare ci aéroport bu Ndakaar Yoff bi ñu ne daal dañ koo daal di jox caisse dépôt consignation mu daal di koy nag saytu xayma ko bu ko defee la ca yoon santaane ñu daal di koy nag def dinañ ci jukki itam coowal suuf soosé daanaka tàbbi foofee ca diwaan Tiwaawoon foofee nga xam ne nag joxar bi nañ ci baaraam maire ba ñu jàpp ne caxate gi daal na ci rek laale moom maire ba indi na ci ay tontu dinañ ciy jukki Thiès moom daal nañu rek tuumaal yi nga xam ne ñoo fa daal di jaar ci bopp mairie ba ci caxate suuf soosé ñoom itam daal di nañu indi ay tontu ngir daal di nag weddi tuuma dinañ ci daal di jukki coowal suuf daal di ciy bari lool di ngeen ci àddu ci wax sa xalaat bi bokkoon na ci frustration di xeetuk mer daal di am ca Koungheul ndaw yi nga xam ne nag ñoo seq mouvement politique yi ñi nag nekk ci corps métier yu wuute daal di lëkkaloo la ñuy sàkku mooy coupure courant yi na dakk ak wàllu nag ndox mi foncier boobu itam daanaka wax nañ ci dinañ ci daal di nag jukki ba ca banlieue bu Ndakaaru ak li aju ci wàllu relâchement bi di wàccee loxo yi daal ci xeex wàllu Covid 19 bi ñu ngi responsable yi ñu ngi daal di aar sàkku ci askan wi ñu daal di dellu si waat ci mesure yooyu de ñu jël ko ndax nag mbas maa ngi law ci même réew ba léegi dinañu desandi ak kuréel yi taxaw ngir daal di sàkku ñu daal di may deret ndax gis nañ ne nag centre transfusion sanguine manqué na deret bu baax a baax kuréel googu nga xam ne nag ay volontaire la daal di nag dajale ak i bénévole bëgg na ñu daal di koy amal ni ki ëllëg lañ ko bëgg rek amal fii ci centre bi ci Dakar waa SYTJUST ba tey deltu ñu gannaaw ci grève bi ñuy daal di nag amal ñaari fan daal nañ koy rek xàppatiwaat ne ñu daal la ñu bëgg mooy nguur gi daal di dellu siwaat ci engagement yi nga xam ne daal nañ koy xaatim dinañ ci daal di teewlu kenn ci ñoom toftal ci yeneeni xibaar laata ñu ubbi antenne bi xibaar yi daal di buur Alassane Wade moo na ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon. Sud FM. Adama Ndione. ci kàddu gi ñu daal di koy nag doore ak li aju ci projet atum 2000 scolaire 2019 2020 ak projet décret bi nga xam ne daal nañ koy adopté ca conseil des ministres ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin bi muy bésuk tey bi projet décret bi jëm ci itam juróom benn fukki at ak juróom yi nga xam ne nag mooy at bi ñu daal di nag maye ngir ñu daal di dem retraite ñi nga xam ne ñooy médecins yi pharmaciens yi ak chirurgiens dentistes yi ba ci docteur vétérinaire yi ci kanamu nag gouvernement bi njiitu réew mi daal dinay rek xamle dogal bi nga xam ne assiette foncière di coow mbirum suuf bi nga xam ne moom disponible na lu war a toll ci fanweer ci ay hectares ci aéroport bu Yoff ñu daal di koy nag dénk caisse dépôt ak consignation bu ko defee mu daal di nag dooleel lépp loo xam ne nag mooy wàllu aménagement bi la waaye itam gën koo jox gëdd waaye itam lépp lu aju ci lañ ca mën rek jaay te ñu daal di koy jaarale ci yoon wàllu transparence ñu daal di koy amal ak njëriñ bi nga xam ne mën na koo indil rek état bi ci des mooy dogal yu mu jël moom jiitu réew mi bi moo ci gën a fës mooy ki nga xam ne nag mooy Saliou Keita nekk économiste xam-xamam màcc ci wàllu jébbalante marché moom moo nekkoon sax secrétaire général bu ANPS moom la ñu def directeur général bu centre international commerce extérieur bu Sénégal di CICES mu ngi fa wute nag kii di Cheikh Ndiaye mi ñu
ne nag ay atam moo daal di nag jot ngir mu dem wàllu retraite. Njiitu réew mi daal di àddu jëme nag ci assiette foncière bi nga xam ne nag moo nekk ca aéroport Yoff ak fanweer ci hectares yi mu ne rek dénk nañ ko caisse dépôt ak consignation coowal suuf soosee nag lëmbee réew mi jamono jile moo ñu yóbbu ca Tiwaawan foofee nag yorin bu bon bi nga xam ne commune ba nekkee na ko aar li ñu bokk daal nañ koy rek ñaalu ba joxar bi baaram sax maire bi mu ne yu ci bari ci xeetu suuf ba ci wàllu nag abattoir yu bees yi nekk na yoo xam ne nag jaarul ci yoon ñu dem ba Tiwaawan fekki Babacar Sow. aar li ñu bokk ak ànd suqali Tivaouane di duut baaraam jaraafu dëkk bu sell bi ni daal ni nga xamee ni noonu lay saytoo suuf si neexu leen benn yoon di loo xam ne lii ni mu ko defee jëm ci wàllu abattoir bi ak forage bi nga xamee ni moom la ñuy tabax ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg doon jàkkaarloo waaye taskati xibaar yoo xam ni tey jii la ñu gën a mën taxaw ni yëf yi leerul ci seen bopp. Abdou Aziz Seydi bokk ci mouvement aar li ñu bokk bu Tivaouane. forage bu bees fële ci yoonu Pire benn document boo xam ni équipe municipale bi moo ko document bi ñu ko tuddee les réalisations de l'État et de la municipalité de Tivaouane sous l'ère Macky Sall 39 points yoo xam ne nee nañ moom la ñu réalisé à Tivaouane 39 points yooyu point 11 ñu bind ci ñu ne defaral nañu benn forage boo xam ni ci biir am na abattoir ñu kontaan parce que yàgg nañoo xeex pour abattoir bi jóge fi mais à notre grande surprise aar li ñu bokk Tivaouane bi ñu demee def visite ci forage boobu këyit boobu nga xam ne équipe municipale moo ko bind bu fekkee ne lu fiable la nañ mu wax kon xaalis boobu ñu waroon a defaree abattoir ba ca biir forage ba fu mu dugg doon jàkkaarloog waaye taskati xibaar boo xam ne bii aar li ñu bokk ak àndi suqali Tivaouane ñi ngi tuumaal jaraafu dëkkub Tivaouane ni daal dafa bëgg a saax-saaxee suuf si. Abdou Aziz Seydi. ki gagné marché bi ñun encore une fois tur bi soxaluñu la personne de Abdou Aziz Ndiaye nous importe peu ñu ne ki gagné marché bi kat war naa defar ci biir forage bu bees boobu benn abattoir boo xam ni mi ngi ko war a defaree environ 150 millions benn espace boo xam ni suufu Tivaouane la mooy forage bu njëkk ba bi ñu ko xaymaa mi ngi dikkee Tivaouane 400 millions moom mi ngi defaral loo xam ni 150 millions la mais ñu fayee ko suufu Tivaouane boo xam ni 400 millions lay jar ci biir espace forage boobu bu njëkk ba am na ci benn terrain boo xam ni c'est déjà clôturé ñun aar li ñu bokk Tivaouane bi ñu demee visiter site bi ñu gis ni terrain boobu clôturé nañ ko bi ñu laajtee équipe municipale bi fi nekk nii ñoom dañ ne ancienne équipe municipale bi fi nekkoon moom moo ko jaay. Tivaouane Babacar Sow ci jokk kenn. Babacar maire bu Tivaouane indi na ci tontu moom Mamadou Diagne Sy Mbengue ci lañ koy daal di nag tuumaal ak doxalin bi fan la ko teg ñu déglu ko ba teg Babacar Sow. effectivement mairie Tivaouane dañu fas yéene tabax ay abattoir yu bees ci site boobu ñuy woowee daral bu bees bi nga xamante ni ñi ngi ko tabax ci lu toll ci fukki hectare ak juróom-benn nga xamante ni professionnels yi éleveurs yi ak ña fay ñëw nee nañ ñu daral bu mel nii li mu am ci ay infrastructure fu ñu ko gis rek mooy rax de doli daralu Tivaouane boobu nga xam ne defuñu ko rek ci neen ndax Tivaouane dafa nekk at ma jot day am ay milliers de bêtes yoo xam dañ fay ñëw ay nag ay xar ñu def daral bu yaatoo yaatu mais yemuñu ci xam nañ ni daral day soxla ndox am na eau courante mais utaat nañ ci cadre benn partenariat aussi benn jeune bu tudd Makhtar Fall dëkk am ñu booleel ñu defaraatal ñu fa benn forage boo xamante ni réceptionné nañ ko kon daral bi tabax nañ ko baax na amul problème ndox li ci desoon nag mooy abattoir Tivaouane yàgg ngeen dégg problème abattoir yàgg nañ photo abattoir yi di wane saltewaay bi dem nañ ba dénk ko boucher yi si seen bopp nga xam dootu ñu leen fayee ko ay taxes ñoom si seen bopp ñu koy exploiter di fay seen ndox di ko entretenir bi ñu évaluer abattoir ñaata lay jar ñu gis ni 200 ba 300 millions comme ñun mairie Tivaouane amuñu xaalis bi ñu bind ay nit yoo xamante ni ay promoteur lañ ñeen ñi saisir ñu directement ni ñun mën nañ ñu tabaxal abattoir yi bees taax bi ñu ko waxee ñu leen nag su ngeen ko tabaxee amuñu xaalis bu ñu leen di fayee surtout abattoir bi nga xamante ni fa la ancien bi nekkoon moom lañ leen di fayee ñu évaluer ñett ñi ku nekk def say offre ñu tànn kenn ki mu proposé lu ma téeméeri millions ak juróom fukk ak ñeent tabax abattoir yi te montant boobu équipement yi bokk ci maanaam chambre froide bi bokk ci surpresseur bi bokk ci lépp luy jumtukaay nga xamante ni forcément daf ko ciy def parce que dañ ko def ci biir protocole bi daf ko ci war a def dina egg ñeent fukk ñaar téeméer ba ñaar téeméer ak juróom fukk si ay millions yoo xam dina ko fa investir li ñu koy fayee mooy benn terrain bi nga xam ni fa la abattoir bi nekkoon terrain boobu nag ñiy wax dégg naa dañu wax ni mët na 400 millions maanaam ñeenti téeméer si ay millions mais xam naa dañoo xamul mbaa ñu juum ndax Sénégal dafa am benn décret bu ñuy woowee le décret 2010 439 bi nga xam ne ñu ngi ko jëloon le 6 avril 2010 mu remplacer décret 88 bi moom mooy fixer prix mètre carré si zone bu nekk si biir Sénégal amul benn zone boo xam ni neewuñu prix bi lii lay jar mais terrain bi fi mu situé wu prix au mètre carré bi décret bi mi ngi ko fixé junni ak ñaar téeméer maanaam 6 000 francs. ba tey ci coowal suuf ñu wàcc ci Thiès foofee nag ay tuuma jiboon na bàyyi ko ci kii di juge Dème ak ñamu àndal ci
collectif bi yore wàllu patrimoine foncier bu Thiès ñu jëmale nag ko ci maire yi nga xam ne ñoo jaar ci bopp dëkk googule ñoom ñooñu ñu daal di nag tuumal daal di nag wut ay cëslaay ngir daal di seetal seeni nag der jàpp ne lépp luy yoon di procédure yi nga xam ne fa la ñu war a nag jaar def nañ ko ba tax ñu jàpp ne ñi def jëf ji ni mel wàllu politique rek moo nekk ca ginnaaw Thiès Babacar Ndaw tuuma yi ñu teg si bopp maire yi nekk si Thiès teguwul fenn bu ñu sukkandikoo si njiitul commission domaniale si jàkkaarloom ak taskatu xibaar yi Dieynaba Sall ne lépp si yoon lañ ko teg. légalité procédure bi dañ ko respecté ba mu mat sëkk bu ñu ne parcelle à usage d'habitation dañ la ko jox pour nga dem boo amee sax benn néeg nga def ko ci soo amee sa néegu ñax nga def ko ci dëkke ci te buñ la ko joxee it la vérité mooy dañu lay wax demal nga wuti baay demal nga fay ca mairie ba nga bokk frais de bornage ak leneen te sax baay boobu ñu lay jox dafay wane ni yow suuf si dañ la koo dénk moomoo ko dañ la koo abal ki la ko abal muy nguur muy état bi heure bu ko neexee mën na topp li yoon wax jëlaat ko procédure bi moom def nañu communiqué yi ñu war a def yëpp wax ni nit ñi nañu approché wu ci domaine approché wu ci cadastre approché wu ci service u état bi ak mairie yi nga xam vraiment ñi ngi liggéey ci wàllu woowu. si beneen fànn ba ñeneen ñetti maire yi ngir gën a dëggal loolu yi nga xamante ne njiitalu commission domaniale wax na ko ki yor seen kàddu maire bu Thiès Nord ne tey jii sax li si gën a yéeme ginnaaw procédure bi ñuy respecté askan wi seen bopp ñu daan gis ay bayaal yoo xamante ne mbalit la ak wàllu ñàkku karange ngir tey jii nañ leen ko valoriser maire Lamine Diallo. mais tey amul benn terrain bi nga xam ne ci biir Thiès bi nga xam ni nee nañu jël nañ ko amul fukk at ak juróom wala plus te kenn defu ci dara mais encore ñun ñi nga xam ne ñooy maire yi communes yi même bu ñu bokkul ci commission bu ñu gisee ay population yu néew doole ñëw signalé ñu ko dañ ciy taxaw ba ñooñu jotaat seen parcelle. beneen coow bi ñuy wax ne bande de terre bi nga xam ne booy dugg Thiès lépp li la faree si peggu Grand Sanding ak foofee njiitalu commission domaniale bu ville bu Thiès di ko leeral Dieynaba Sall. dafa am ñaari titre foncier yu fa ne benn titre foncier bi près de 12 hectares immatriculé ko le 29 juin 1960 ku tudd Ndiaga Gueye immatriculé ko né en 1902 à Thiès Ndiaga Gueye moom mu cédé parcelle bi à El Hadj Ahmadou Mbacké né à Touba en 1913 loolu titre foncier jàmbur la titre foncier ñëpp a xam doole bi mu am amul lenn loo ci mën a def te neexul borom. ba tax na tey jii ñoom ñeenti maire yu Thiès jàpp na ne nag juste ak ñi tey jii jóg ne collectif bi saytu wàllu suufu Thiès ay politiciens lañu waaye it rax si dolli tuuma yu grave la ñu teg seen kaw ba jàpp na ne nag wàllu politique bi dana daje si terrain bi waaye leneen li si des it réew yoon la ñu ne c'est dara bu berte juste ak ñi mu àndal ne réew yoon la ñu nekk Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar maire ba futul ndaw ya fare ca commune bu Koungheul daal di def yenn yëngu ci wàllu politique yi ak opposition bi corps de métier wuute ñii di mécanicien ki tailleur yëpp daal di booloo nag ci kuréel googule la ñu bëgg mooy dakkal li ñuy amal ci wàllu coupure ci wàllu courant bi ñàkkum ndox mi itam ba ci sax suuf si nga xam ne ñu ngi koy daal di caxate beneen bi mooy ñu yeggali liggéey bi ñuy daal di nag tabax ab usine ci barab boobule te tabaxaat leen seeni nag préfecture plateforme bi nga xam ne mu ngi woo ci opposition bi ndaw yi opposition bi ñu ngi interpellé kon njiitu réew mi Jibi Ndaw mooy seen porte parole ñu déglu ko Mamadou Camara. parce que am na lu ñu naqari trop parce que ñun ay ouvrier lañ amuñ lenn lu ñuy def bu dul liggéey ci courant bi gis nañ ne courant bi moom su xiinee rek mu dem su ngalawee mu dem su nawet bi jotee moom waxatuñu waxi courant parce que dem nañ bu benn moment boo xam ne dañuy am problème toujours ci liggéey bi entre ñun ak suñu clients yi li koy waral mooy problème courant bi nga xam ne dafa nekk fii te courant bu bon lañuy utiliser souvent bu courant bi ñëwee sax du mën a tourner sax ventilo ci département Koungheul dafa bëri ay jafe-jafe yoo problème mu ndox moo xam ne kenn mënu ko naan même jur gi sax boo leen ko joxee duñu ko naan te loolu moom mooy ndox mi nga xam ne moo fi nekk beneen bi ci des courant bi bu demee ndox dootuñu ko am suñu jigéen ñi dañuy dem ba ay lu mat 2 kilomètres di uti ndox parce que dem nañ ba teen yu bëree bëri utiliser tuñ ko ndax ndox mi nga xam ne moom lañ amoon yaakaar ndox bu set rek ci lañ bëgg te mënuñ ko am suñu doom yi ak suñu rakk yi dem nañ ba am problème boo xam ne duñu xam ëllëg fan lañ koy waxee dem nañ ba population Koungheul amul suuf dara desatu fi lépp jaay nañ ko lépp buufee nañ ko amul dara loo xam ne du fi nekkal jafe-jafe bu mag a mag lañ am ñun waa Koungheul li ko def nag mooy suñu njiit yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi war a taxawul dëkk bi ñoom ñoo taxawul seen place ñun ñi nga xam ne ñooy askanu Koungheul ci jafe-jafe kese la ñuy dund ñoom buñ fi ñu amee soxla lañ fiy ñëw bu ñu amul soxla dañuy dellu fi fa la ñuy liggéey mooy bëgg nañ Macky Sall mi nga xam ne moom moo jiite réew mi te ñun ñoo xeexoon ba mu jot réew mi na gëstu waa Koungheul kon li ñu bëgg mooy benn première bi nañu taxawul suñu courant bi mu ñu am courant bu baax bu nawet jotee nit ñi mën a nekk à l'aise mais bu nawet xasee jot te fii dafa bëri ay braquage dafa bëri ay bandi su dëkk bi leeru rek da ngay xëy suba teel dégg de toj nañ fii toj nañ fële te li ko def moom mooy courant bi nga xam ne mënuñ ko am comme ni ñu ko war a amee beneen bi ci des mooy ndox mi nañu dimbali ñu am ndox mu baax ndox mu sell droit yu ñu moom la di ko réclamer comme yeneen dëkk yi ni ñu ko amee
Koungheul nekk ci dëkk bu ndaw ci population yi gën a bëri ci la bokk ñun suñuy droit la ñuy réclamer. relâchement bi nga xam ne nag daal nay am ci jël mesure barrières yi waaye itam lii di coowal suuf si di nag foncier bi gis nañ ne indi na coow li kii di Aïssatou Sow Diawara maire bu Golf la mu daal di nag gis mooy assiette foncière bi ci boppam la ñu war a rek jébbal collectivité locale yi bu ko defee ñu mën ko jëfandikoo ci li nga xam ne dafay servir askan wi mu ngi yëkkati kàddu yooyu gannaaw ba ñu jébbale ay kit alimentaire ci commune am bu Golf Sud ba mu jiite Aïda Sow Diawara ñu déglu ko ak Moussa Thiam. dañu wàññi seen loxo waaye nag warul de parce que feebar baa ngi fi bu ñu nee nañu oyofal président nee na nañu def relâchement ndax nit ñi mun a liggéey lu ñuy dunde ndax bu yàggee kon économie bi day jonkan mais terewul feebar baa ngi fi moo tax may wax population yi lu ñu oyofal nañu takk masque yi tey raxasu tey moytu jaxasoo bi te ku amul soxla dëgg génn taxawaalu rek ñu bàyyi ko donc loolu moom loo xam ne la mu ngi fi il faut que nit ñi respecté ko ndax feebar bi mun fi jóge surtout Golf nga xam ne nag feebar bi daf fi am doole waaw Golf de presque ñu ngi ci 60 cas bare na lool waaw dama gis ne que nit ñaa ngi dagg di tabax rek te ñoom waxuñ ci dara tey jii ñun maire yi ñu dajaloo gis ne ñu ngi dagg suuf si di ko joxe te ñun soxla nañ ko d'abord pour def suñuy infrastructure parce que boo ko xoolee lu mel ni Golf tey sous préfecture ñun Guédiawaye yëpp ñoo ko bokk mais dafa nekk location fii ci Golf service urbanisme dafa nekk location service action sociale dafa nekk location service eaux et forêt dafa nekk location donc presque service yëpp dañu nekk location te gis nga maire bi sax fi mu nekk waroon nañu am par rapport à Golf Sud waroon nañu am place bu gën a bu mucc ayib fii mais donc ñun dañuy demander ñu déclasser li ci des balaa yëpp di jeex pour commune bu nekk am sa patrimoine foncier mun a defar tabax yooyu may wax def ci ay logement yoo xam ne nit ñi dañ ci mun dëkk moo gën ñuy xëy rek di gis ay jàmbur di ñëw rek bu yàggee mu fees te Guédiawaye du ci am dara man nag comprendre ma que maire yi dañ fi nekk pour liggéeyal leen waaye moom dafa mel ni maire yi seen noonu la te maire yi duñ seen noonu dañuy xeex pour ñoom donc c'est pour dire que maire yi ak ñoom a yem képp ñooñu fal nag ñun li ñu bëgg mooy ñoom lu leen di épanouir la donc il faut que ñu tey ñëw ci maire yi sax laajte lan mooy seen projet ba xam ndax dañ leen di nax wala naxuñu leen mais diggante tali bi ak continent bi amatul littoral presque filaawo yi jeex na li ci des dee na li jëm ci wàllu nag ubbi rek l'école ëllëg gi ngir daal di gunge jàngalekat yi commune bu Thiomby ak municipalité ba dañoo daal di nag jàppale directeur de école élémentaire yi ci ay jumtuwaay ba ci sax moyen secondaire yi di diggu dóomu yi ay thermoflash ak i produits détergents waaye itam ay produits hydroalcooliques jébbal nañ leen ko ci li ñu xayma ci ñeent fukk ci ay millions ci suñuy koppar waaye jàpp nañ ne taw yi nga xam ne mu ngi wàdd nag mën na indi jafe-jafe ci ubbite l'école yooyu Mamadou Sarr mooy premier adjoint maire bu commune bu Thiomby ñu déglu ko Mamadou Camara. ñu dajale woon directeur d'école yi pour jox leen lépp li nga xam ne moom lañ définiroon ci protocole sanitaire bi am na ñaar fukki école élémentaire am nañ benn lycée mixte benn CM ak benn école privée donc école yooyu yëpp établissement yooyu yëpp doté nañ leen en thermoflash en gel hydroalcoolique donc ak en produit de désinfection maintenant am na aussi ay lave-mains ay saabu élève bu ne jox nañ ko ñaari masque enseignant bu ne jox nañ ko aussi ñaari masque donc c'est des masques yoo xam ne mun nañ ko fóot passé ko solaat ko gel yi en quantité suffisante parce que ki ci gën a tuuti la au moins am na 10 gel ki ci gën a rëy la mooy le lycée am nañ 90 gel war nañ mun a dem ba école bi tëj te gel yi duñ jeex donc thermoflash yi aussi looloo tax ñu indi ko donc ñun daal dañ def de sorte que lépp loo xam ne daal définir nañ ko ci protocole sanitaire bi commune Thiomby jéem a xeex ba loolu mu indil ko ngir njàngum xale yi donc xaaruñ état parce que la may wax la santé population bi ñun la donc suñuy doom la suñuy rakk lañ suñuy jërbaat lañ kon buñ saganee ba coronavirus bi dugg si fii ci ay manquement yoo xam ne commune bee ko war a def defe naa gàcce boobu kenn du ko mun a faj xam nga ñu ngi ci Covid 19 di jël précaution yépp mu am beneen bu ciy doleeku mooy nawet bi donc li ñuy ñaan yàlla mooy mu taw ak jàmm nawet bi baax mais am na taw yu rëy comme tawu daaw yoo xam ne bu ko fi wàccee waxuma la sax classe yi mun na am yu ciy senn mais dina am école yoo xam ne dinañ inaccessible donc loolu moom vraiment wax ne mënul nekk defe naa wax lu la neex la donc tawu daaw yi gis nañ ko gisoon nañ fi ay école yoo xam ne dañoo inondé donc gis ay kër yoo xam ne dañoo inondé donc taw yooyu bu fi wàccee aussi ci nawet yi beneen jafe-jafe lay nekk.
ngir taxaw malaat yi France volontaire lëkkaloo ak i partenaire am di woote ci alxemes gi ay opération yoo xam ne dañuy dajale nag wàllu deret ngir mën koo daal di maye ndaw yi nga xam ne ay bénévole lañu xaaruñu ci dara volontaires yi ak expatriés yi yëpp daal ñu daal leen ci woo ci cadre nag Covid 19 bi lañ ca bëgg nag mooy taxawu centre national transfusion sanguine moom mi nga xam ne nag feebaru mbas mi laal na ko bu baax a baax ki yore wàllu appui ak développement volontaire yu France volontaire di madame Fatou Ndiaye Diop ñu déglu ko ak Marie Rosalie Ndiaye. ñu woo ñëpp pour ñu joxe seeni deret donc ñu ngi woo ñi nekk ay volontaires sénégalais ay volontaires internationaux donc activité bi ñu ngi ko organisé dans le cadre du ñu naan projet Avenir action des volontaires investis pour nationaux et internationaux investis pour la résilience donc projet la boo xam ne fii Sénégal am na juróom-ñeent volontaires yu fi ñëw depuis début d'année 2019 bi ñu nekk ci thématique yu bëri ñenn ñi ci érosion côtière ñenn ñi ci nutrition et cetera donc bi ñu gisee ni Covid bi am na ñëpp xam nañ ni am na ay impact yu bëri donc parmi impact yi benn bi ñu mun lim et bu ñu concerné suba mooy li ñu naan don lu jëm ci wàllu deret maye deret xam nañu dëkk bi temps yi banque de sang yëpp ñu ngi koy jooy tous autorités yëpp a ngi koy jooy ni amul daa manqué donc looloo tax ñu daal di woo volontaires yi muy sénégalais yi muy internationaux yi muy volontaire Union européenne pour ñu jàpp ci combat bi donc pour que banque de sang yi mun a gën a am en tout cas lu bëri pour ñu mun sauver des personnes donc action boobu ñu ngi ko organiser ak li ñu naan comité national de promotion du volontariat mi ngi nekk benn structure buy regrouper association sénégalaise yu nekk ci volontariat ak structure internationale yu nekk ci volontariat ak association aussi des donneurs de sang donc ñun ñoo jàpp ci organisation activité boobu. taxawaay bi nga xam ne nag secteur ndox mi ak assainissement am na ko ci xeexuk mbas mi ak implication bi nga xam ne itam acteurs yi daal nañ ci dugal seeni loxo ci gëstu yu ñuy def ndax jamono ji ñu ngi amal ay gëstu ngir daal di xool ndax virus bi mën na dund bu baax a baax ci li nga xam ne nag mooy biir ndox yu bon yi ba ci sax yi di bout de vidange yi loolu la directeur bu assainissement Ababacar Mbaye daal di xam la ñu déglu ko Birama Ndiaye. ministère bi aussi surtout avec direction assainissement dañuy yëngu ci activité de sensibilisation c'est-à-dire yeete communauté bi population bi ci surtout ay activité ay comportement yoo xam ni dana tax ñu xam lan mooy cet ak setal di wax surtout ci kaw gi direction assainissement yàgg na di yëngu depuis 2011 ba léegi di accompagner population bi ci benn approche bu ñuy wax approche assainissement total piloté par la communauté approche boobu day tax ñu lëkkaloo population bi pour wax leen gàllankoor yi nga xam ni par exemple dem jëfandikoo ci àll bi li mu joxe ci conséquence maanaam mën na joxe ay feebar comme biir buy daw xale yi wala même en fait yeneen jàngoro yoo xam ni mën na dem ci askan bi donc conscientisation boobu population bi day dem ba nga xam ni day comprendre mu jëlal boppam loo xam ni benn responsabilité benn plan d'action pour ñu yàlla seen bopp ay gaanuwaay yooyu toujours dañ koy boole ak li ñuy wax dispositif de lavage de mains foo xam ni soo jëfandikoo ba soo soxla parce que soo génnee nga mën a raxas sa loxo ak saabu donc nekk na loo xam ni vraiment communauté population bi yëpp dañ ci impliqué wu parce que xam nañu njëriñ li muy joué donc ci yeneen fànn aussi je crois ci mbirum recherche donc au niveau international xam nañ ni am na en quelque sorte des publications scientifiques yu génn que ça soit fi mbas mi commencé mooy Wuhan au niveau de l'Australie au niveau de l'Allemagne donc ay publications wane ni mbas mi en quelque sorte virus Covid bi mën na dund ci biir yi ñuy wax eaux usées c'est-à-dire ndox mi am ay tokke aussi ci éclairage yi mooy bout de vidange yi donc publication scientifique yooyu wane na ni boobu jamono waa SYTJUST moom daal di dooral seen ñetteelu plan d'action daal di xappati ñaari fan mu grève yi nga xam ne ñu ngay sàkku ci nguur gi mu daal di nag dellu siwaat ci engagement yi mu xaatimoo nag ak syndicat bi ne ñu daal loolu moo waral seeni taxawaay ba tey daal dara soppeeku ci maître Ahmed Touré yore wàllu revendication yi ci SYTJUST ñu déglu ko Birama Ndiaye. syndicat bi nga xamante ne bii moo boot liggéeykat yi nekk ci ëttu attekaay yi dañuy tàmbalewaat beneen grève suba incha allah pour bu grève ñaari fan. lii ko tax nag mooy accord yi nga xamante ne bii am nañ ko ak le gouvernement du Sénégal sunu ministre wax dëgg yàlla moom respecté wu ci dara sañ-sañ bi nga xamante ne bii
président de la République jox na ko wax ko ci conseil des ministres mu war a exécuter accords yi nga xam ne am nañ ko ak le gouvernement du Sénégal taxawaay bi mu ci am taxawaay bu ñu xeeb la loolu moo tax ñu fas yéene wéyalu grève bi nga xam ne tàmbale nañ ko depuis une semaine parce que boobu ba léegi moom amul benn réaction bu mu def te loolu jàpp nañ ne du taxawaay bi mu war a taxaw donte sax nag président de la République wax na ko nekk na ko toppatoo jafe-jafe yi mais gisuñu ci benn jéego moo tax ñu fas yéene continuer xeex bi te incha allah bi yoon du ñu bàyyi tant que li nga xamante ne bi digaale woon nañ ko ak gouvernement du Sénégal respecté wuñ ko waaw li ñuy sàkku ci gouvernement du Sénégal mooy accord yi nga xamante ne woon signé nañ ko woon muy offrir plan de carrière aux travailleurs de la justice ñu tàmbali formation bi au niveau du centre de formation judiciaire bi parce que décret yi signé nañ ko am na léegi ñaari at ak lu topp boobu ba léegi amul benn jéego buñ ci def signé nañ ko ba publier ko te lii concerné woon le directeur et le centre de formation judiciaire wéyal nañ ko tey li ñuy laaj mooy formation bi nga xamante ne bi mooy offrir aux travailleurs un plan de carrière ñu tàmbali ko ci wàllu payoor yi également protocole d'accord bi ñu signé woon am na ñaari weer yoo xam ne yi fayoon nañ ñu ko ci te boobu ça fait 14 mois ñu ngi toog di xaar pour ñu wéyal accord yooyu boobu ba léegi kenn defu ci dara loolu aussi dañuy sàmmoon laaj gouvernement bi mu sàmmoonte ak ay engagement am ñu ngi koy ñaan aussi ñu publier décret yi nga xamante ni bi signé nañ ko boobu ak léegi ëpp na at ak ñaari weer yi nga xamante ni bi day yokk assiette fonds commun bi loolu daal la ñuy sàkku ci gouvernement de la République du Sénégal te ñu am jaaxle lool nag ci taxawaayu garde des Sceaux bi nga xam ne wax dëgg yàlla taxawul taxawaay bi mu waroon taxaw ndax kilifa bu toll ne moom bu ko président joxee instruction daf ko war a exécuter te gis nañ ne loolu defu ci dara loolu moo tax dañuy tàmbaliwaat grève bi suba incha allah te bi yoon incha allah dañu koy xeex ba egg fu ñu jëm ndaxte wax dëgg yàlla mi ngi bëgg a yàgg te wax dëgg yàlla ku diggaaleeg gor war nga mën a fayee bor kàddo. ñu daal di jeexaleeg déguerpissement bi daal di am ci ñi ñuy wax marchand ambulant yi ci Liberté 6 ca rond point ba gis nañ ne projet BRT bi taxoon nañ ñu daal leen fay jële ay bés a ngi nii ñu ci bari nag daal nañ dellu siwaat ci barab yooyu tàmbalewaat seen i nag liggéey lu waral li ni mel askan way koy ñaawlu nag nee ñu barab ba buñ fa deful dara ñoom dañuy daal di nag dellu siwaat faaw ñu daal di nag tàmbale liggéey ba ca barab boobule Ismaïla Marcel Koli. point Liberté 6 ci ñaar tali yu dem xaar yàlla luñ fa nemmeeku mooy jaaykat yi ñuy tuddee marchand ambulant ñii jaay dàll ñii di jaay lekk dellusiwaat nañu ci bërëb bile fi ñi daan dox lal nañ fa ay dàll ay ceinture ak lu ñu mel kii di Njaay Mamadou dëkk ci wet ga di koy ñaawlu moom mu jàpp ne lii yëpp dara waralu ko lu dul autorité locale yi. dañ koy ñaawlu fu mu ne pour nga jàll amoo fan aw te fii fi lañ mën a aw doo aw ci digg tëli bi xanaa c'est pas possible koy ñaawlu ñoo koy ñaawlu lool sax lool xam nga loolu moom mënoo su wax kenn ku dul maire bi nga xam ne mooy yooyu entre Grand Yoff fii yëpp parce que maire Grand Yoff moo occupé fii yëpp donc faute bi yëpp moom lañ koy wax keneen koo accusé tooñ ko donc maire bi moo jël responsabilité soit mu coordonné ak préfet bi ñu ñëw jël seen mesure jëlee leen parce que ñun ñuy dëkk fii ñun mënuñu sax fexe ba jàll boo demee fële si station xaar yàlla bi da nga gis ndox mi fa taximaan yi ñëpp fa la ñuy nettoyé pour ñu dem si jàkka jàng noonu tout près pour ñu jéggi dem jàkka ji sax c'est difficile donc comme li may wax toujours rek du foto kenn ku dul le maire kon moom la accusé maire bi moo occupé deux yi kon moom moo ko war toppatoo. kii di Abdoulaye Ndiaye ñu daje ak moom ci rond point 6 moom mu jàpp ne nguur gi ak autorité locale yi nar nañ def seen keltulay kattan ba tere ñii di ambulant yi ñëwaat ci bërëb bi lee. li nga gis nii tey jii li koy waral mooy toujours état bi bu ñu déguerpissé ay nit duñ fa teg leneen parce que nit ki boo ko fa jëlee bàyyi ko 3 mois gisul nga dafa dara naan boo ñii dañuy fantoon nit ñi rek dañ delluwaat c'est ce qui se passe actuellement sous nos yeux mais bu fekkee da nga fa jëlee fekk yow ficelé nga benn projet ba projet bi taxaw ñii bu ñuy dem rek nga ñëw teg projet bi bu fekkee ne projet bi taxaw nga teg fa des agents de sécurité ñuy veiller à ça kenn du fi ñëwaat ñii ça fait 3 mois de cela bi ñu leen jëlee fii ci projet BTR bi gisoo fi woon kenn da nga daan circuler librement mais ils sont revenus donc avenue bii problème état du Sénégal ci loolu mooy loolu suivi moo amul fenn c'est partout bu suivi amul nag déjà résultat yi duñ ñëw problème bi yooyu rek suivi la Diouf Sarr réussir na ko fa la aayo au rond-point de Yoff ba mu fa jëlee ñooñu ñëpp dafa ñëw def benn gendarmerie ñun dafa toog dafa feexu. ginnaaw projet bu bees BRT bi marchand ambulant ak tablier yu daan jaay ci rond-point 6 ak li ko wër ñëpp lañ fa jëlee woon waaye lu ñu nemmeeku bés ni ki tey mooy ñi fa jëloon ñi ñu ci ëpp ci ñoom dellusiwaat nañu ci bërëb yi lee. ñu daal di koy door jeetaay wax sa xalaat yi gali ko kon ak situation Covid 19 bi bokk na ci itam yëngu-yëngu yi ci penc mi wàllu foncier bi coowal ñàkkum ndox mi courant bi ci yenn ci ay barab bi ci des mooy ndorteelu cours yi ñu fas yéene amal ni ki ëllëg 88 628 98 98 33 841 22 33 33 825 18 30 Alsaan ñu jël kenn ci ligne bi allo. allo Adama bonsoir. waaw salaamaaleykum. Baylaay moo dellu si waat. waaw ñu ngi lay nuyu.
Modou Diame. waa kay alhamdulilah. ziar Fatou Mbow taalibe sëñ Makka Madina di ziar Lay bàcc si taalibe si Aji Malick di tënk ci benn simili. Adama. bon apparemment man su may intervention rek xam nga man fi ma koy accès mooy Covid 19 bi gars yi gën ci taxaw. lu dëgg kon tey président Macky Sall def na lu ko war ñun nous les Sénégalais ñun ñoo deful lu ñu war man de ku si mel ni man de mesure de barrière yi maa ngi koy respecté ak suma njaboot ba lu may fekk ma suma biir kër noonu lañ ko war a doxalee. finalement Adama doo xam gars yi lu ñu bëgg ñoo fi doon jooy ne président nangamati nangam président def li nga xamante ni moo ko def rôle président nag ku mat njiitu réew la. lu dëgg loolu la séeréer si ni naan boo fi teg waa génn ku mën li muy def la foog gars yi xam loolu ñii di wax ñëpp Adama kenn waxalu si askan bi wallaahi kenn waxalu si askan bi ba si tey juge dem mi doon wax tey ñu mu tuumaal maire yi nga xam ne ñoo ànd ak Idrissa Seck moo tax ma naan la ñoom dañoo foone sos ak wax lu dul dëgg moom mooy jël réew non képp koo xamante ci loolu nga vocalisé wu wallaahi da ngay saxaar waaye doo mës a tàkk président Macky Sall gàcc ngaalaama mais lan lañ bëgg Adama Ndione julli jàpp ne may laay bi julli jàpp fu mu am kenn ku fi nekk ku fi dugg ni aloo rek am na foofaat président Macky Sall nag lu daal Ablaye Wade du ko dal parce que bokkuñu yoon contexte yi bokkul président def na lu ko war rek amul benn élection boo xam ne mës na ko perte fépp la jël fépp la leen dóor du dëgg dëkk bi yëpp président jël na lépp li mu war a def nag mi ngi koy def bu mu randu ñu ngi si ginnaawam ñu ngi koy jàppale li mu war a def mi ngi koy def di gërëm nag Mansour Faye wàcce na Ndakaaru wàcce nag Malika Kër Massar Zac Mbao Petit Mbao Cambérène Grand Yoff ñu doon coow ñëpp waxoon na leen ne Mansour Faye ne woon na leen kuy sàcc kaay maa ngi nii kuy sàcc du ko wax kon boog li ñu bëggoon mooy mu përëxee ko ñu sosol ko ne dafa sàcc milliards yi moom xam na li muy def président Macky Sall wóolu na ko teg ko fa te 1000 francs bu ko ci ceeb bi. ñu daal di xaar keneen ku ko wutu ci ligne bi biir réew mi wala bitim réew allo. salaamualeykum. waaw waaleykum salaam. Oustaz Adama. waaw. Alaaji Xaas Mbay Mbàkke Bawol. ñu lay nuyu bu baax waa Mbàkke Bawol. ñooy jaari waa Mboor Fall ak sëñ Ajara Soore Jeng ci Touba Daaru Xudoos ak Cheikh Diop yaa butul Diop maanaam moom fan yi seen kii bi moo góor a Baay Fall maanaam Sud FM dafaa xaw a néew doole lool seen bi nekk waaw loolu ñu ngi doon xamal ne ci canal bi la waaye ñu ngi ci liggéey bi bu waaw Baay Cheikh Diop moom yàlla nañu ko yàlla fayal mag mu baax mag mu yiw la Oustaz Adama xam nga politique lépp yar ko lal ak i teggin donte da ngay jàppale koo mën a jàpp da nga ciy boole yar ak i teggin président de la république li may wax toujours moom la ko war lépp def na ko parce que moom bi ñu ñëwee daa fekk jafe-jafe askan wi mu taxaw ci tey li ngay wax ci problème courant bi ak ndox mi bëri na ci dëkk yu bëri yoo xam ne tey boo demee ci seen dëkk yi maam amutoon ndox amutoon courant te Karim Wade doon jàpp rek Ablaye Wade yóbbu na fa courant yóbbu na fa ndox loolu moo ko war mais man doo mënut a comprendre su Ablaye Wade defee ñu ne dañ koy gërëm su Macky Sall defee ñu ne alalu askan wi mais Ablaye Wade li mu daan def alalu askan wi la ko daan defee Ablaye Wade bi mu ñëw li tax ñuy wax li tax Idriss Seck créé marché bulo damaa bokkoon ca réunion ba Ablaye Wade bi mu ñëw mbuusum perméable yoroon daal di plastique bulo loolu mooy indi slogan marché bulo tey bi muy ñëw bu demee ba mën a may milliard mën a may pàcc alalu askan wi lañ ko joxoon dañ koo far ko kon président Macky Sall bu ñu ko falee dañ koo war a far jàppale ko ku koy jàppale nag bu ñim jël def leen ay ministre wala mu def leen ay directeur suñu leen waxee def leen nangam bu lañ leen def bu baaxul dañ leen a war a dénoncer pour ñu mën leen a sanctionner parce que Macky Sall xamul loolu su dénkee nit forage wala mu dénk nit ceeb wala mu dénk nit école doxalu ko ñun ñi nga xam ne ñooy ay relève ñoo ko war a wax ne ko kii li nga ko dénk defu ko parce que mënoo koo gis danga ko koo mën a wax donc pour mën ko koo dénk beneen bi ci des forage yi am na ci yoo xam ne tey boo demee sëñ ci Mor Ndaw forage ba mu pare léegi mën na ñetti at ñoom immigré ko dong lañ bëgg defar nañ forage ba tabax ko defar ko lépp ngaan na gi fan yëpp nga dégg ab suppléant député nekk ci rajo yi di saaga di xaste tëli nañ ko ba mu ñuul kuk mais nan sant président bu defee lu baax kay nañ ko sant d'accord naa bu deful nañ ko critiquer waaye bu defee nañ ko jaajëf du yàq dara xale nag bu yaroo ma ci tàngal bu yore di ko nag lu mu yor day wadd mag mu yor for ko rek bàyyi Cheikh Diop ngaa bu di daal yàlla fay ñu daal di jëlati keneen la sànn ci ponk yooyu ñu daal di jukki am na keneen ci ligne bi allo séeréer jaamu tukulóor waaw maa ngi ziar ñëpp ñu ngi lay delloo ziar bu baax li may dénkaat rek sunu président Macky Sall mooy na gën a bàyyaat xel askanam ministre bi mu dénk ci wàllu séddale gi séddale na séddale gu jeng Covid 19 yi nga xamante ne 69 milliards génne nañ ko séddale ko
musiciens yeeg yëpp sax seddu nañ waaye daara moom seddu ci dërëm loolu jeng la ndax daara dafa bokk ci Sénégal ñi ko war a waxal nag te toog croiser les bras xëy na seen affaire baax na waaye nag daaraa ngi jooy nekk jirim ci réew nga xamante ne am nañu ay doomi daara yoo xamante ne tey ñu ngi toog defuñu dara te ñu war leen sëdd ci li nu bokk da ngay romb ñu dajale ay ceeb ak diwlin di sëdd ñeneen seeni nit yu doon seddu bourse familiale ñoo koy sëddaat ñi koy jey nag Mansour Faye nag bàyyi xel dinañu wàcc ëllëg de Karim Wade jaaroon na fi de xam nga jaaroon na fi lii rek lañ ko doon conseillé moom it ñu ngi koy conseillé na xalaat ëllëg bi ñuy wàcc ci réew mi ñu leen di traîner ci justice te su boobaa ñii leen di jey fii duna ànd ak ñoom nañu gën a xoolaat xippaat seen bët bu baax a baax ci askan wi sonn nañu daara sonn na ñun ñaa ngi toog jàngalekat yi ñi doon jàngale ndong yi yelwaan nag ñi doon jàngale ndong yi wàcc di dem ñibbi amul kenn kuy fayeku te ku ci ne da nga nekk ci location nekk ci yeneen ak yeneen ñoom ñuy seddoo ci seen biir yal na nu yàlla yërëm ñun waa daara wassalaamu ala man ittabal huda. Alassane ñu daal di xaarati keneen jël ko allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi. sëñ Ndione na ngeen def. waaw ñu ngi fi. waaw Aliou Diouf Paris. ñu ngi lay nuyu Aliou. waaw di nuyu Maram Faye Colobane. ak Boy Malick ak Malick Cissé fële ca Saloum. bon Covid 19 bi moom am na côté positif am na côté négatif. bon nañ jël côté positif quoi côté positif bi. feeñal na lu bëri. gars yi dañ ne Sénégal émergent. yow ndox sax mënoo ko garantir sa population nga bëgg a sonal nit ñi naan Sénégal émergent. émergent seen poche woy waaw man ba ma déggee ne lycée Seydou Nourou Tall amul ndox damaa tiit foofu école d'excellence la woon lycée d'application la tuddoon foofu dañ daan choisir élèves yu fay dem buñ demee nag ba lycée Seydou Nourou Tall amul ndox mooy ça veut dire que benn école amul ndox kon dañu daan sacrifier élèves yi ak professeurs yi ndox bu amul munoo xeex jàngoro bi mën ta nekk ñoom nag dañoo tëju kenn gisatu leen professeurs yi bu ñu ñàkkee fayda ba dem sacrifier seen bopp ñoom ñoo ko def Macky Sall dafa profité si feebar bi di enrichir ay kiyam Moussa Sy il paraît il touche 7 millions par jour par mois Abel Ba Thiam xawma lan mu ngi touché 14 millions foo jëlee par weer foo jëlee yow chiffre yooyu waaw liir naa ko si internet bi de waaw liir naa ko d'accord kon ça veut dire que moom xeexul jàngoro bi moom day enrichir ay mbokkam gars yi nag buñ ñàkk fayda buñ leen fayul seen indemnité bu ñu liggéey xaalis am na fi daam ñuñ koy jox transhumants yi lañ koy jox ak kii waaw te nag bés bu fi tuddee 3e mandat bu leen xaar mu egg élection de moom niroowul ak Ablaye Wade day sàccaat bés bu ñu rafetal kàddu yi sëñ bi du wàññi dara ñu daal di jël keneen ci ligne bi ñu wéy ci wax sa xalaat bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw Oustaz Adama waaw. kii El Hadj Xaye gi la maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar Xaye. di ziar waa Sud FM yëpp. di nuyu El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye ak Mbaye Laye. ak Mamor Diabatou le vrai député du peuple. man de ma tey jii mooy mbirum ceeb bi. ku ne fa gën gémmañam naa du ko defat dina ko wër dina ko nangam man su fee dugal ci xel mu am solo ak liggéey bu rëy bu am solo. ba tax na Dakar fi ne communes yi amul moom dañ leen di wàññi ciy baaraam. Dakar laa waxuma la ak nag àll bi fu bari bi jot nañ. loolu nag liggéey la boo xamante ne liggéey bu am solo la mu liggéeyal président Macky Sall ci Covid 19. te moom jàmbaar la joo xam luñ ko mës a jóg luñ ko mës a dégg rek defar na ko ba mu sont mu jébbal ko askanam. waaw bëgg réew mi lool nekk maire Ndar maire nag du caaxaan ndax moom dañ koo fal ca biir dëkkam doog koo kii fii muy nit ku jub di ku baax di ko yàgg a liggéeyal président Macky Sall. waaw baat yi ñu koy sànni nag moom xam naa faalewu ko parce que moom mi ngi def liggéeyam te li mu xam objectif visé muy joxe dund bi normal dina ko joxe loolu moom nit ñi bàyyi xel moom beneen bi may daanale sama kàddu nag mooy gërëm président de la République parce que mbir bi mu xewee mën naa yaata yumbe wala mu wàcc askanam wala mu del waaye génne ay milliards nañ ko junde askan wi
ku ci amul directement am nga ci indirectement parce que ménage yi ñu ko jox ci réew mi lañ bokk muy ay jigéen ki góor du suñuy baay du suñuy tànn du suñuy lépp leneen li ci xew ci biir nag nga xam ñi koy séddale ñoo koy def moom ñoom la waaye du président Macky Sall du ministre Mansour Faye na nga xam ne daal teg na ko ci yoon jaar na ko ci yoon te ni mu ko def nii la ndax bu ko patax xewoon ndëgën ñu ngi koy topp ak def yëf daf ko ngawtee si waaj jàmm wasalaam Alassane 88 628 98 98 ñu jël beneen auditeur allo. waaw salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Adama na ngeen def. waaw ñu ngi fi. ñu ngi lay nuyu di nuyu sa technicien yi. ñu ngi lay fay waa. man la Thiam maa ngi woote fii Italie. waaw Thiam ñu ngi lay fay. voilà man li ma bëggoon wax ci wàllu suba pour enseignants yi. bon man dama yaakaar ne virus bi comme ni mu amee partout ci àdduna bi ñëpp dañoo déclaré ne guerre la. bon comme nag ni gouvernement bi soxla woon li ñuy wax personnel santé bi ak ni ñuy wax gendarme ak policier ak service d'hygiène ak militaire yi noonu la soxlaa tey tamit soldats yi ñuy wax ay enseignants ci terrain bi. donc ñoom li leen ñaanal mooy nañ ñu dem ci jàmm ñu ñëwaat ci jàmm ñu xam ne seen réew moo leen soxla. te li leen di ñaanal ñoom tamit ëllëg li histoire di bind seen tur nekk ci. te yaakaar naa ne ñoom bu ñu wax gouvernement bi ñoom ci gouvernement bi lañ bokk parce que gouvernement bi moo leen di liggéeyloo mu leen di fay. te boo seetee mbirum enseignant ak élèves yi depuis bi ñu nekkee tout tànkal état commencé taxaw ba tey yàlla dimbali la ngay jàngale kon sa réew bu soxlaa yow yaa war a nekk première personne bu état bi soxlaa. bon leneen li aussi ci côté personnel santé bi sénégalais yi nañ leen remercier gis nga fii ci Europe ñëpp seetlu woon chaque ngoon ñëpp dañuy jën taxaw ci balcon yi. di leen remercier di leen tàcc di leen encourager état bi def na lu rëy ci wàllu virus bi. def na lu rëy ci wàllu virus bi tey ñu ngi naan 4 junni yu teg ñëpp wér nañ junni ak nangam noonu toog nañ ko sant yàlla dolli ñu leneen li aussi tamit lépp lu nit di wax na la leer bi internet bi tey su fekkee internet bi lu mu wax rek dëgg la kon àdduna bi tey tàpp na dafa am yoo xamante ni nit ki da ngay xool sa bopp rek da ngay xool sa bopp nañuy delloo ci xel yi ñuy tuub dellu ci yàlla te xam ne lii ñëpp ñu ñoo ko bokk te sénégalais yi ma leen di ñaax nañu sàkk na lépp lu ñu mun ndax weer yi ñu jëm tamit day doy waar parce que fi ñu toll état bi tamit nañ jàpp ne 3 mois yi 4 mois yi seet na ay milliards yu dul jeex te loolu dafay répété wu ci suñu dundin nañu ñaan yàlla nawet bi baax yàlla delloo feebar ci ginnaaw ñu respecté barrières yi feebar bi des na ba tey Allemagne boo gisee tey gis nga vague bi génnaat Allemagne donc affaire bi mu ngi fi dem ok mbokk moomu jaajëfal ko wote bitim réew ñu xaar keneen jël ko ci ligne bi ba tey ñu wéy ci ponk yooyu aju ci wax sa xalaat situation Covid 19 bi ak yëngu-yëngu yi ci penc mi ba ci sax wàllu cours yi ñuy dooraat ni ki ëllëg ak matuwaay yi ca aju beneen auditeur allo. soxna yi fanaan. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw. kooku sama turandoo di sama soppe di sama xarit maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay delloo ziar Adama. waaw Adama Dieng dama lay nuyu fii ci Touba Mbacké. ok ñu ngi lay fay. di la ziar di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow di ñaan sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm. di nuyu nag sama mbokk Kajoor Kajoor yëpp. waaw tey de maa ngi nuyu waa Xandiraan dëkk bu ñuy wax Njas ak dëkk bu ñuy wax Kër Daaw Gaye Adama. yooyu dëkk yi ne ci Kajoor la. waaw. Oustaz. waaw. vraiment maa ngi nuyu Thiam moom mu génn rafetlu xalaatam lu am solo la wax. man nag ci mbas mi rek lay tàmbalee d'abord vraiment di waxati Sénégalais yu gën a jël seen responsabilité rek surtout suñu ndaw ñi nga xamante ni ñoom laa màggal jamono. ndax jàpp naa ni ndaw ñi rek instant bi ñoo yore xeex bi. te it ndaw bu nekk rek war ngaa jomb fi virus bi di jaar ci sa loxo di jaar di tasaaroo ci mbedd mi man Adama Dieng wax dëgg yàlla jomb naa dox ci mbedd mi di sol ma masque jomb naa di dox heure ci mbedd mi te heure couvre-feu di ma fekk ci sama coobare loolu moom dama kaa jombale sama bopp. kon maa ngi woo ñëpp ci responsabilité ñu xeex mbas mi mu jógee ci dëkk bi. bu loolu jàllet bis bi ñu jëm suba bis bi historique la ci Sénégal ndax Sénégal dafa nekk en guerre l'heure est grave. comme li Thiam waxee rek médecins yeeg ñëpp sacrifier seen bopp bu dégg bëccëg ñu nekk ci hôpital di faj kon suba jàngalekat yi ak élèves yi ñoo war a dellu ci biir li ma gëm ba gëm ko mooy ñun ñëpp Sénégalais yëpp ñoo am responsabilité pour jàpp ci pour li président Macky Sall bëgg ci réew mi muy élèves yi réussir ndax jàpp naa élèves yi war a jàngi suba ci at yu néew am na ci ñoo xamante ni ñoo war a jiite réew mi kon Sénégalais yëpp ñoo leen war a jàppale accompagner leen ba li jiite réew mi bëgg mu mën a sotti am na ko wax léegi ne lu am solo nee na Covid bi am na lu mu feeñal waaye wax na dëgg
ndax jàpp naa ni Sénégal bu toogee ñetti weer réew mi am stabilité rënguñu pétrole rënguñu gaz dunduñu ay coupure courant amuñu lenn loo xamante ni benn prix bu yokk ni grâce à président de la république ak yor boo xamante ni yor na ko réew bu baax réew mi yor bu baax boo xamante ni réew mën naa am stabilité kon jàpp naa ni Covid bi am na lu mu feeñal lu am solo wane na ni daal suñ jiitu réew lam na waxan dara changé wu ci jërëjëf Adama ba suba jàmm. biir réew mi bitim réew jotaayu wax sa xalaat ñu daal di jëlaat beneen auditeur ci ligne bi ñu wéy allo. allo salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Adama Diagne maa ngi lay nuyu lu bari. ñu ngi lay fay. waaw jërëjëf Adama moom génn ci rafetlu xalaat yi rek. waaw Adama man daal li nga xam dama ko ci wax mooy côté safaru mbas mi. mooy liñ ci da ngeen ko ci wax ñëpp di ko ci wax. mooy fokk ñuy ñaaxante di gën di doon wax ci mbas mi di moytandiku déglu diglay docteur. parce que diglay docteur mooy bu ñu ko développé tamit comme ci dal da ngay dem ci ñoom rek pour sàkku ñu faj la. ba tax na daal nañuy gën di respecté wax dëgg yàlla mesures yi nga xamante ne bii docteur yi wax nañu ko. te loolu mooy dëgg côté ministère de la santé. parce que wax dëgg yàlla ci nit ku nekk borom kër moom. jàmm mooy jàmm rek moom lay sàkku ci këram. ndax président de la république moom moo ñuy jaboote moom mooy président tous les sénégalais. saa su ne mi ngi ñaax ñi nga xamante ni mooy côté ministère de la santé. fekk tamit ñoom ñi ngi def seen liggéey mi ngi wax ñi gën a xaw ci wiri feebar bi. wax gouvernement bi yëpp. wax dëgg yàlla gouvernement bi dañ leen di jaajëfal bu baax a baax li ko dalee ci président de la république. muy ministre de l'intérieur ministre de la santé ministre des affaires étrangères ministre transport surtout parce que transport moom mooy lépp mooy dem bi ak dikk bi ndax feebar dem bi ak dikk bi moo ko fi indi feebar bi si lañ ko daan dégg bu ñu toogee ba ñu mi ngi Sénégal war nañu gën a taxawaat ànd bokk ndey bokk bàyyi mooy tundu ko feebar te xam ne feebar bi rawatina ñi nga xam ne ñooy regroupement chef de garage yi ñoom. allo. waaw Alsane dafa mel ni dem na joxe na xalaatam 88 628 98 98 ñu wéy allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. Soro Baye Fall Kër Sega di wootee Diourbel. waaw ñu ngi lay nuyu. benn tawat bi nag xaas mbay dégg naa ma di ko wax. muy amatuñu rajo bi. waaw wax nañ ko ci wàllu canal bi la ñu ngi ci liggéey bi. waaw maa ngi koy dégg daa tombé exactement. internet bi rek laa koy mën a dégloo. te ñu ngi koy jooy daal. wax dëgg yàlla Diourbel dañoo ko bi rajo. waaw ñu ngi koy saafara lu ñu koy déglu daal ak yeneen yi. ginnaaw loolu di siyaare ñëpp rek di ñaan suñu ndax dafa yàgg see siyaare wax Kër Sega ak Diourbel. di wax ni gàcce ngaalaama président de la république bépp taxawaay boo nga xam ne moom moo ko war rek def na ko ndax yaakaar naa mbas mi boobaak léegi ay weer la. ci weer yooyu yëpp nag wax dëgg yàlla mu ngi def kenn taraayal kattanam mu ngi jàppale askan wi mu ngi jàppale enseignants yi dégg moo ñu jooy solaire yu tardé boobaak léegi kon nag bu leen docteur yi gën a gore te it xale yi nañ leen bàyyi ñu dem jàng ji te ñu sensibiliser leen parce que tooguñu de ñu ngi ci mbedd ñu ngi ci terrain yi ñu ngi feneen ak feneen waaw kon donc loolu ñu dem di taxawaalu ji nekk ca mbedd ma di jaxasoo ñu dem ci école yi te ñu sensibiliser leen day ëpp jàmm te yëpp jàmm ndax mën nañ faa jële njëriñ mën nañ faa jële xam-xam te it problème ndox man jàppoon naa ne Adama buñ doon ŋàbbo ay bidon yu yem yoo xam ne dinañ ci mën a naan di biir bi ñuy kii bi ñuy wàcce moom jàppoon naa ni ci sensibilisation bi la waroon a bokk comme feebar bi laaj na yu bëree bëri yoo xam ne war nañ ko ci dolli jafe-jafe yi ci gën a fes nag ci kii bi mooy séddale bi parce que bu ñu toogee ba nëgën yi amuñu sédduñu kenn ku dëkk Njaaréem Diourbel Kër Sega noonu ak yenn ci dëkk yi ci lu warutoon a pëgg passé 15 jours kon Mansour Faye am na rëq-rëq bu mag a mag a mag boo xam ne dal na ci kawam loolu moom il faut ñu wax ko Abdoulaye Diouf Sarr nag li ñu mën mooy gàcce ngaalaama bay na waaram communication bi mu ngi ciy góorgóorlu mu ngi góorgóorlu di ànd ak docteur yi di def lépp loo xamante ni bii mën nañ ko am na loo xam ne nag askan wi ñoo koy mottalil seen bopp ñoo xam ne ñu leen di wax kenn waru laa gën a mën a bëgg sa bopp te it état amul benn intérêt ci nit ki di toogloo nit ñi wala mu leen di teeloo seen wàññiloo seen i activité te lu dul bañ seen loraange parce que aar leen da koo war loolu moo ok kon nag Alsane ñu wéy bu fekkee waxtu wi may nañu ko jël keneen ci ligne bi allo asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi allo asalaamaaleykum waaleykum salaam ñu ngi lay dégg Oustaz Adama waaw ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi lay delloo ziar waaw Jibril Sène la
waa Jibi ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay jottali nuyu waa Nax Neex. waa Pikine Est waa Altu Ndangal ma Ndengler Nduuf Mbarjaak ak Bawol gépp. allo. waaw yow laay déglu Jibi. waa Oustaz Adama. aywa yow laay déglu allo waaw Alassane kon ñu xaar xëy na mu dellu si waat wala ñu jël kenn mu naroon nekk sax auditeur bu mujj bi bu amee ku ko wutu ñu jël ko ba noppi laata ñu yëkkati jotaay bi 88 628 98 98 kon waxtu yi faf nañu dab ñu daal di ko fi yemale kon jaajëfal ñu woote jéggalu ci ñu nekkoon ci ligne bi dig leen daje xibaaru ëllëg yi ci kàttanu suñu borom ci kanam tuuti sud fiscalité lëkkaloo ci waa direction impôt ak domaine buñ ca noppee 22h ak Adja Ndeye Khady Diop jaajëfal bu baax a baax Alassane Wade mi fare woon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.